le docteur il est le coordonnateur de la plateforme Intertiers-Monde pare nekk ni ko xam ne moom moo jiite it le rapport alternatif sur l'Afrique di kuréel goo xam ne ay borom yi xam kese lu daje ci Sénégal amati na beneen boo xam ne ci yeneen dëkk yi ne j'ai l'objectif bi ma am à travers cette émission c'est de vous réveiller le Sénégal avec ses experts. Réveiller le Sénégal avec ses experts le Sénégal ci mbirum xam-xam ñeewul benn réew waaw damay faral di wax ne yeneen pays sax bu ñu bëggee am ay xam-xam ci wàllu wu ne wàllum assainissement daañu ci ñëw ak ki nga xam ne moom mooy Boubacar Bertrand Baldé fii la ñuy ñëw rootee alors ce qui nous manque c'est l'application alors application yi moo ñëw te loolu nag dafa laaj xam-xam bi ñu koy gën di fësal moo tax may ñaax bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy ay borom xam-xam di bàyyi xel émission wile dañuy ñëw parce que c'est l'idée c'est ça on est les premiers à dire à fustiger sur la qualité de nos émissions ci médias yi alors plateforme yi ay plateformes yoo xam ne war nañ ko mën a mettre à disposition du peuple sénégalais pour ñu mën a waxtaan ñun ñëpp suñu biir ñu xool naka la ñu mën a joyantee mbir yi ku ci nekk rek am na benn apport bu mën a indil développement dëkkam et c'est comme ça que nous allons arriver à un moment donné à construire ce pays ne va pas se construire avec des étrangers wala kenn dañ koy construire ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay docteur Cheikh Gueye nga xam ne day def liggéey bu am solo fii ci réew mi docteur ñu ngi lay ziar yow de sama doom baay nga mënuma laa laaj loo ndékkee xam naa moom turu yàlla la ñu dundee ñun fi mu ne. waaw ndekkee guñu nag waaye ndekki daal lu am solo la ci nit dana joxe wér dana tax nit neex deret loolu moom yow looy faral di ndekkee fi mu ne xam naa ay fondek yooyu baax na de waaw fonde baax na laax baax na waaye di lekk ay fruits suba gi tamit am na solo loo xamee ni fi dañ koy bàyyee loolu tamit lu am solo la ci wérgu yaram bokk na ci li dooleel réew docteur Cheikh Gueye di fàttali ay coordonnateur de la plateforme Intertiers-Monde ba noppi jiite rapport alternatif sur l'Afrique ñuy waxtaan ak yow ak li nga xam ne moom mooy économie solidaire Cheikh Moubarak Wade dégg nga ko léegi bi mu tuddee dimbalante bi nga xam ne war nañ ko mën a def suñu biir ba mën a di jàppale sax les porteurs de projet j'ai tout de suite pensé à l'économie solidaire est-ce ça réellement waaw économie solidaire lu yaatu la su ma koy wax dama naan mooy koom-koom bi nga xamee ni dafa dëppook li nga xamee ni mooy askan wi ndax économie di koom-koom li nga xamee ni moo koy yëkkati ak modèle yi nga xamee ni ci lañ ci jaar ci àdduna bi bari nañu économie solidaire nag dafa mel ni dafa ñëw wuy si ci loo xam ni benn jafe-jafe la bu économie am muy crise boo xam ni li ñuy wax économie libérale économie capitaliste da koo am nga xam ni dem na ba ku nekk gis na ñetti at ñeenti at yu nekk mu benn crise bu mag egsi muy crise financière yenn saa yi wala ñu ne lii crise environnementale la bu mu jur wala même ba ci crise sanitaire bi nga xamee ni moom la ñu gis nii nga xam ni day doon koom-koom boo xam ni daal moom li ko yitteel rek mooy profit maanaam lu nit ki am di ko gën a am di gën di yokk koom-koomam ba tax na li muy jur tamit ci àdduna bi mooy li ñuy tuddee ay inégalité maanaam dëkk boo dem nit ñi nga xamee ni dañoo am dañuy gën di am ñi nga xamee ni dañoo loolu di gën di ndóol loolu nag économie solidaire dafa ñëw indi ci wala nekk ci bokk solution sooy xool Sénégal tey ñi nga xamee ni ñoo ëppale buñ ne 20% yi gën a am xaalis daanaka li ñu contrôlé ci revenu yi nga xamee ni mooy revenu réew mi toll na ci 47%. li nga xamee ni moom mooy dëkku taax yi ak dëkku àll yi xam nga ni wuute nañu. soo xoolee ñiy fay lempo ci Sénégal te mën ko am xaalis bi war koo fay ngir ñeneen ñi bénéficier wu ci ñooñu dañoo néew lool.
ba tax na même ñi nga xamee ni amuñu xaalis buñ demee ci bitik yi di jënd wala ñu dem ci magasin yi di jënd daanaka li ñuy contribuer ci impôt moom moo ëpp doole. ba ci 63 ba 64%. kon réew la moo xamee ni inégalité yi dafa yaatu lool. dañuy jaawale nag souvent ndóol ak inégalité. ndóol am na ci réew yëpp, inégalité am na ci réew yëpp, waaye ndóol mooy maanaam nit koo xamee ni daal matalewul. li nga xamee ni moom la war a dunde. inégalité nag dafa doon loo xam ni ay écart la, maanaam wuute yi nga xamee ni wala sorente gi nga xamee ni nit ñi mën nañ koo am ci seeni koom. te loolu li muy jur ci am réew mooy ñi nga xamee ni amuñu di mer ak di am ay frustration yoo xamee ni mën na jur ay jafe-jafe. ci askan wi. moo tax doon na jafe-jafe boo xam ni réew yëpp jël nañ ko jàpp ne lu ñu war a xeex la. économie sociale et solidaire nag dafa nekk loo xam ni moom. dafa dëppoo ak xeetu koom-koom boo xam ni moom day xeex li ñuy tudd inégalité. waaw. d'accord wax nga léegi crise économique yi nga xam ne tey jii moo tax économie solidaire juddu waaye est-ce que tamit le concept économie solidaire gënta fës ci crise bi nga xam ne ci la ñu nekk, la pandémie, la crise sanitaire nga xam ne léegi am gis nañu entreprise yu bëri nërmeelu lañu te defe naa xëy na loolu buñ ko gënee fësal suñu réew war nañu mën a joyanti suñu koom-koom. waaw loolu dëgg la. li nga xamee ni moom moo am ba am mooy soo xoolee ni nga xamee ni noonu la réew mi di doxee da ngay gis ne xaj na sax li tax suñu réew yi nërmeeloo guñu wala bokk yenn coono yi yeggaguñ fa li ñu am économie sociale et solidaire bu dëgër moom moo tax. ndax soo xoolee économie sociale et solidaire liñ koy tuddee nii lu yàgg la. depuis 18e siècle ñi ngi koy wax di ko tudd. te suñu réew jéggaane wuñ ko bu ñu xoolee suñu cosaan loolu dafa yàgg fii si suñu réew yàgg na Afrique. voilà exactement loolu nag bu ko yeneen réew yi di wax ñun fekk na mu sax fi. fekk na mu doon fi loo xam ni réalité sociale la. li ma ciy joxe exemple toujours rek mooy boo xoolee suñuy làkk wala suñu ay léeb da ngay fekk da nga ko cay fekk niñ koy léeboo tey jii nii dañuy wax ne sëñ Babacar Sy daf ne toq moo gën yuréet. yuréet moom pëng rek. loolu principe bu économie sociale et solidaire la maanaam mooy accumulation à petite échelle. loolu dañ ko war a jàngal entrepreneur yi ñi doon wax sànq loolu dëppoo na ak li nga xamee ni moom lañ doon wax maanaam dana doon accumulation boo xam ne doo ci yàkkamti loo ca am mu doy la wala ñu ne sabablu leen te bañ a sukkandiku. maanaam loolu principe bu économie sociale et solidaire la ngay fexe di sabablu tous les jours sabablu xam nga mooy entrepreneur. mooy entrepreneuriat. fexe loo am laa aussi mu doy la wala ñu ne ndànk-ndànk mooy jàpp golo ci ñaay. wala jàppal ma jàpp xam nga yooyu yëpp soo ko xoolee ci suñuy làkk dafa dëppoo ak li nga xamee ni moom la ñuy tuddee économie sociale et solidaire. dama bind benn article il y a 20 ans man ak professeur Abdou Salam Fall ñu tuddee ko aussi dërëm ak ngërëm. tey jii nii dërëm boo xamee ni ñu ngi koy liggéey fii ci réew mi te ka koy liggéey àndul ak ba mu ko liggéeyee ba pare amu ca ngërëm wala amu ca njariñ ñu dëppook njariñu askan wi moom jàpp na ne liggéeyul loolu xam nga suñu principe la ci suñu dund. kon yooyu mooy wane ne économie sociale et solidaire lu fi sax la. soo demee ci quartier yi fekk ko fa boo demee ci marché yi fekk ko fa li nga xamee ni moom la ñuy tuddee secteur informel ci principe yi nga xamee ni moom lay doxee mooy principe bu dëppale seen ngëm-ngëm ak ni nga xamee noonu la économie bi di doxee fexe di lëkkaloo di dimbalante di jàppalante loolu yëpp ci économie sociale et solidaire la bokk. li ñu ciy rafetlu nag mooy le fait que
léegi ñu dem ba suñu gouvernement comprendre enjeu boobu gis ko ni mu amee solo ci àdduna bi mu jël ko def ko d'abord secrétariat d'État ba yàgg mu def ko ministère ba léegi tey ñuy waxu lettre de politique yoo xamee ne ñu ngi koy tëral pour gën koo jëmmal gën koo jàppale génne ay financement dugal ci loolu ñun ñi nga xamee ni bi ñuy waxu économie sociale et solidaire 2001 la woon depuis 20 ans suñu mbégte la lool parce que yegsi nañ enfin ci li ñu bëggoon mooy ñu considérer secteur boobu teg ko fi ñu ko war a teg jox ko ay jumtukaay ñu jëm ci mbiru loi jëm ci mbiru financement te loolu fi mu nekk nii dafa mel ni yegsi nañ ci. gis nañu bu ñu waxee économie solidaire xel dafay dem ci le modèle économique de Touba moo sànq exemple yi nga jot léegi toq moo gën yuret ndànk moo gën mooy jàpp golo ci ñaay ak yeneen aspect yoo xam ne tey jii automatiquement bu ñu xoolee dellusiwaatee tuuti ci modèle économique bu la communauté mouride foofu it je pense que nguur gi war na see jàng lool te bu ci sukkandikoo rek mën na sigil bu baax suñu koom-koom. waaw xam nga lu ci bari ci nag ci ñun ni nga xamee noonu la ñuy doxee dañ dul jàng duñ jàngat bu baax. li nga xamee ni moom mooy xew ci réew mi ak li fiy dox ak li fi dul dox. tey jii nii suñ ne Masaalikul Jinaan taxaw na. bis ba mu taxawee bañ koy inauguré dégg nga ñëpp dañ doon wax naan nii de lu ñu bëgg a réaliser ci réew mi mën nañ ko réaliser. sukkandiku ci gëm-gëmu nit ñi won leen njariñ bi nga xamee ni moom la li ñu bëgg a def am nit ñi dañuy liggéey def ca bu fekkee sentir nañ ne seen njariñ la. waaw yoonu murid nag effectivement noonu la mos a doxe mu doon njàngale moo xam ni Serigne Touba ci boppam moo leen ko jàngal. mu doon loo xam ni ci la ñu sukkandiku ba mën a réaliser li nga xamee ni moom dañoo réaliser yëpp muy chemin de fer ba Dakar Diourbel Touba muy grande mosquée Touba muy même mosquée Diourbel avant yooyu yëpp. ak lépp loo xamee ni rek réaliser nañ ko ci principe boobu lañ ko réaliser. muy d'abord li nga xamee ni moom lañ tuddee xidma. maanaam muy liggéey. waaye jàppee liggéey bi d'abord jaamu yàlla. xam ne finalité ba ngërëmal suñu borom moom nga cay wut. dëkk bu mel ni Sénégal nag dëkku diine la te l'islam moom mooy diine ji nga xamee ne mais en général diine yëpp sax dañuy encourager li nga xam ne mooy économie sociale et solidaire. soo xoolee ni ñu santaanee julli noonu lañu santaanee asaka. asaka bi pour lan la pour nit ñi mën a jot ci ñi nga xamee ni ñoom ñoo am alal ñu jote ci ñoom dara mën koo dimbali ko kon dimbalante ak daf cee bokk waaye boo génnee ci loolu it ay sarax ak yeneen yu ni mel loolu lay dëppoo la kon ñun bu ñu fekkee dëkku diine lañ suñu économie war na mën a dëppoo ak suñu diine. loolu la économie sociale et solidaire fësal tamit donc modèle bu mel ni Touba mais ak yeneen dëkk yu bari tamit da ngay gis ne buñ ci sukkandiku woon lu bari ci réew mi mën nañ koo réaliser ndax tey jii nii boo fa demee fekk fa hôpital boo xamee ni nit ñi ñoo ko cotiser def ko fa boo fa demee fekk fa waa Touba ca kanam. nga gis ay association juddu ay daayira juddu ku ci nekk yaa ngi yëngatu ci dara loo xam ne njëriñu askan wi la te loolu yëpp kenn du ko comptabiliser fenn def ko ci budget. boo xoolee ñiy liggéey ci entretien wu mosquée yi ñiy liggéey ci maanaam cet bi nga xam ne moom Touba feneen foo demoon da nga gis entreprise juddu. wut ñu defal ko contrat di ko fay ay milliards. Touba da ngay gis ne ay daayira ñoo ko dajaloo ci jaamu yàlla. kon loolu ci boppam dañ ci war a décomplexer léegi maanaam xam ne boobu tibu économie mooy économie bi nga xam ne moo gën a dëppook ñun suñu cosaan dëppook suñu dundin dëppoo ak xam ne ni ñu gisee àdduna ñun. donc loolu moom moo des ci suñu liggéey
pour changer mentalité yi. Mentalité yi d'abord ñi nga xam ne ñooy suñuy décideurs ñu bañ a rek jox nopp ñi nga xam ne ñooy FMI Banque mondiale ak pays yi ñuy tuddee pays développés te développement bañ fay wax it bu fekkee loolu mooy développement ñun en tout cas jàpp nañ ne lu ñu war a seetaat la ndax développement du ay bâtiment yu rafet ak ay tali yu rafet ak dëkk bu rafet développement nit ki moo tax ñuy wax ndax nit ki mi ngi gis boppam ci loolu ndax nit ki mi ngi yokk ndax nit ki mi ngi def loo xamee ni dëppoo na ak li mu gëm ak li mu bëgg te loolu soo koy seet li tax ñoom bu ñu ñëwee fii ñu gis nit ñi bëgg nit ñi di kaf di ree. daf leen di jaaxal kon loolu ci boppam il faut ñu nit ñu am ñu prendre ci conscience ñu décomplexé xam ne li ñu am xaj na amuñu lépp waaye li ñu am tamit am na solo. ñu gën a yokk solo si. loolu jàpp naa ne li ñuy tuddee économie sociale et solidaire principe yooyu yëpp la dëppool ñu war a inventer suñu bosu bopp nag. ba ñëw nuróo bu Canada wala bu France boo demee France tey économie sociale et solidaire représenté na fa 12% ci seen ay revenus ci seen économie en général produit intérieur brut. boo demee Canada ëpp na loolu. ndax mais loolu yëpp am na solo ci ñoom ndax dañu nekk ci économie libérale boo xam ni. bu amul économie sociale et solidaire bu koy équilibré day indi jafe-jafe mais ñun nag économie sociale et solidaire moo fi secteur dominant bi moom nekkul ci marge. dafa nekk ci digg bi loolu nag buñ ko jëmmalee dinañ gis sax ne li ñuy tuddee économie sociale et solidaire gën na yaatu di ko suñu gouvernement def maanaam boo duggee ca mbay ma économie sociale et solidaire nga fay fekk boo duggee ca pêche ba. ministère de la pêche économie sociale et solidaire dafa war a bokk. Modou yi li ñuy def tamit ci économie sociale et solidaire la bokk. boo duggee ci artisanat ba. économie sociale et solidaire la bokk boo demee Sandaga mooy xoolu économie sociale et solidaire. ñun ba ñuy sos ba ñuy indi baat bi fii ñoom lañ ci njëkk waxtaanal donc yooyu yëpp jar na suñu kilifa yi am compréhension bu gën a yaatu. ci lan mooy économie sociale et solidaire des na nag des na waaye nag dox nañ ci ay jéego. tey jii nii. ci loolu lañ ci war a la ñuy jeexalee sax pour yow lan la nguur gi war a def ngir gën a mën a dooleel économie sociale et solidaire gën ko mën a jëmal mu dëppook suñu réalité sociale. waaw yoon wi mu jël baax na mooy maanaam teg ay loi ak ay doxalin yoo xam ni. dina tax ñu gën a reconnaître économie sociale et solidaire donc loolu ñu ngi ci li may suivre ndax nekkoon naa seen en tout cas doon naa contribuer ci yenn liggéey yi. ba ci bërki démb li ñuy tuddee RSE responsabilité sociale des entreprises même entreprises yi nga xam ne dañoo gën a mag ñoom it dañu war a am wàll ci économie sociale et solidaire. waaye loolu yëpp kon nguur gi mi ngi ciy avancé ci législation. ci réglementation li ñu war a def tamit fi mu nekk nii mooy mettre en cohérence li nga xamee ni yëpp moom mooy politique yi jëm ci économie sociale et solidaire pour man ba léegi pàcc ni ñu ko pàccee nii xaw na des. ndax mënoo jël économie informelle nga teg ko à part jël artisanat yóbbu ko fële jël économie sociale et solidaire yóbbu ko fee. te jël pêche sànni ko fee yooyu yëpp dañ ko war a lëkkale. boole ko ci benn kuréel boole ko ci benn kuréel goo xam ne day saytu mbiru économie sociale et solidaire ci réew mi. te buñ ko defee sax dañu sakkanal suñu koom-koom sant la gërëm lu baax docteur waxtaan yi am na solo lool lan ngay jeexale ba en tout cas mën nañ bëgg te loolu waxtaan ak yow. waa xanaa rek di bëgg bu baax ci invitation bi di rek wax ne. moom suñu bopp gëm suñu bopp def loo xamee ni dëppoo na ak li ñu gëm loolu mooy yoon wa. mooy yoonu économie bi nga xamee ni ñun Sénégal moom la ñu war a jël bañ a xool modèle yi nga xamee ni moom la ñuy gis feneen ndax ba ñu amee indépendance ba léegi ñu ngi essayé yeneen modèle waaye modèle yooyu yóbbuwuñ ñu fenn kon nag nu ñu seet li nga xamee ni moo dëppook suñu cosaan dëppook suñu aada. dëppook suñuy xalaatin ñu doxe ko. jërëjëf laa doon
baaxee. jërëjëf kaddu yi rafet na docteur Cheikh Gueye di fàtte jàngalekat la di liggéey ba am solo ci wàllum économie solidaire fii ci Sénégal dégg ngeen ko. Économie solidaire du lu yees ci suñu réew du lu yees ci Afrique du lu yees également ci Sénégal daanaka suñu diine daf ñu ci mës a ñaax diine bu mu mënti nekk nag fii ci muy diine islam diine chrétien bu mu mënti nekk daf ñoo yàgg ñaax ci dimbalante daf ñoo yàgg ñaax ci jàppalante mettre également l'humain au centre de tout dafa am solo dafa am solo